asalaamaaleykum mbokk yi di leen jaajëfal ci seen teewlu saa su leen ma gisee xam ni Seneweb mu ngi ci enquête bu rëy tey village de Fouta la ñuy dem nekk ci diwaanu Diogo ci département bu Tivaouane gannaaw ba fa coow juddoo ci diggante ñenn ñi fa yeewoo ak ñii di waa GCO mi nga xamante ne ni ñooy produire lépp lu jëm ci wàllum zircon ilménite rutile ak leucoxène ci diwaan boobee ba tey mbokk yi ci suñuy investigation gis nañ ni production boobee kii di entreprise française bi di Eramet moo ci moom 90% nguuru Sénégal 10% dong la ci am xanaa rek ngeen topp ñu ngir mën a xam scandale bile naka la tëddee. ay gune yu toog ci taatu garab di foo li ni mel di firndeel li wolof njaay di wax xale moomin la ndax ci jamono ji seeni waajur ñoo ngi nekk ci ay guddi yu bët sa tëgul lii moom jaaduwul amul fu mu am fudul fii ci Fouta bi man mii ci waañ lay fanaan ñu ngi ci village bi ñu duppee Fouta nekk biir Diogo ci département bu Tivaouane ci at yu ñu génn koo ni woon ndax xam na tund bi ñu naan Fouta ñu bëri déet la ñuy wax ba ci ay at yu sorewul dara l'an 2000 la ñu xamee ni suufu Sénégal daa am ressources naturelles yu ñuy wax zircon ilménite rutile ak leucoxène di ay sable minéralisé ci diwaanu Diogo. li ni mel def réewu Sénégal 3e mine de zircon et d'ilménite au monde maanaam ci àdduna wërngal képp sunu réew moo taxawee ci ñetteeli place ci dëkk yi gën a am doole ci wàllum zircon ak ilménite. ci noonu ci atum 2007 la état bu Sénégal jox dogal benn entreprise française bi ñu tuddee Eramet ngir ñu mën a exploiter ressources yile ci naka gannaaw bi ñu fi sampee usine bu mag bii di Grande Côte Opération ñu bëri gën koo xamee ci GCO. d'après suñuy investigation zircon ak ilménite bi ñuy génnee ci suufu Sénégal di ko exporter bitim réew entreprise française bii di Eramet 90% la ci am nguuru Sénégal am ci 10% donc maanaam téeméer goo jël Sénégal fukk la ci am juróom-ñeent fukk yi des entreprise française bii di Eramet mi nga xam ni Tizir ak AMDEL ñoo ko ŋànk moo ko moom. bu ñu sukkandikoo ci kàdduy Pascal Fourcault ak Nicolas Moussard bokk ci Institut français de recherche internationale Sénégal mënoon naa am lu toll ci 25%. ci atum 2011 jàpp 2013 di jamono ji ñuy tabax usine bile ñu bëri ñu dëkkoon ci zone bi dañu leen a tuxal li ni mel jur ay jafe-jafe yu metti ci askan ba fa daan yeewoo kii di Ibrahima Ba di dikkaat ci yëf yi ni mu dooree. CCO dafa ñëw ci tund bi mu nenu dafi bëgg samp usine mu neen usine bi nu bëgg samp ci beñ bu weex bee la koy samp te beñ bi ay kër ak i tool ñoo nekk ci beñ bi ñu ne na tool yi nga xam ne ñoo nekk ci beñ bi dañuy jël tool yi bu ñu jëlee tool yi ñu gas leen bu ñu rombee tool yi ñu defaraat ko jokkaat ko seen boroom te ñu ne dëkk yi nga xam ne ñoo nekk ci beñ bi am na juróom-ñaari amo yoo xamante ne ñu nga ci beñ bi ñu ne na yooyu amoo dañu leen di toxal waaye village de Fouta gii kër gu mag gi moom duñu ko toxal bi ñu yaakaar ne loolooy am ba village yi ñu doon toxal noonu mooy 7 amoo yi ñaanoon nañu sax pour ñu yóbbu leen sunu kër waaye gars yi bañ ñu ne ni yéen seen village bi du togu muy Fouta gi bi ñu defal ko benn forage ba ñu gasee forage ba ñu defal ko seetu doo comme ne ñu monter tiwo yi ba mu dugg ci biir kër gi ba des nag ñu monter ay
tiwo ñu dugal ci kër gi kenn ku nekk nga jël bee tuuti rek ñu neenu kër gi dañu ko war a jël ñu toxal ko ñu ne leen kër gi de moom wax dëgg yàlla ñun comme ni ñu waxee woon bëgg nañu kër gi moom su fekkente ni di ngeen di jël tool yi ngeen jël tool yi bu ngeen ko passé ngeen joxaat nu sunuy tool te kër gi moom ngeen bay ko dégagement ndax kër gi ay armeel yoo xamante ne kenn kamul na mu toll moo nekk ci wetu kër gi léegi nag ñu ne dañuy jël kër gi jël nañu kër gi dañu ne état moo leen yebal kër gi dañu koy jël ci force état moo leen ko def loolu lañ doon wax. waaye ba ñu nu toxalee xam nga kenn ku nekk la ñu lay jog te awaa nga koy jot sonna nga jooytu nañu ko ci fu nekk ku nekk 100000 la ñu la jog kër famille bu nekk loolu la ñu la jog fi nu nekk dinu mel ni dinu dund ni rek waaye dinu deex de xale yi sonn nañu jigéen ñi sonn nañu. waa tund Fóot fii la ñu nekkoon ci seen jàmm laata ñu leen di toxal ci atum 2019 Fóot di village bu yàgg ay atam ñu xayma ko ci téeméer ak juróom fukki at ñi fi dëkk ñu bëri di ay pël. tey gannaaw yeneen i village yi nekk biir Diogo ñi ñu toxal ci village de Fóot rek ñu ngi toll ci 630 personnes maanaam juróom benn téeméer ak fanweeri nit di chiffre officiel bu ñu am askan bi di ñu xamal ni ëpp nañu lim bi ni toll. kër yi fi GCO tabax mu ngi toll ci 79 ménages ci kàllaamay Kocc di juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti kër. ci projet de réinstallation bi kër gu nekk mu ngi dikkee GCO 10 millions di kàddu yu ñu rootee ci chef de projet bi. gannaaw li ni mel ñi fi yeewoo ne dañu leen a tënk te 58 ci ñoom di juróom fukk ak juróom-ñett ne jotaguñu seeni kër. ñu fekk la nga yor sa kër yow ak sa njaboot ñu indi la fii bu ngeen amoon juróomi néeg ñu joxaat la fii ñetti néeg yow ak sa njaboot. kenn ku nekk ñu miireel la amoo fooy génne amoo fu sa njabootu génne. bañ fi jëkkee ñëw taw fekk ñu fi ñu woo Ibrahima Diop ñu nekk kër yi di ñu seen amul lu ñu wax lu de taxaw leen ci génn leen ci biir ngeen taxaw ba ndox ma si est-ce que loolu jaadu na. gis ngeen dispensaire bee bu ñu waxee ñu ne defal nañu leen dispensaire ana dispensaire ba lee te ñoom fi ñu nekk fii usine ba nekk ba ñuy samp jëkk nañ samp seen docteur samp lu ne ku dara ñee keref rek ñu yóbbu la faj la fi saa ñun ñi wala li ñuy génn fii ci alal moonu gënunu benn doomu aadam moo gën li ñuy génn fii ci alal. ak kàddu yi tax ñu doxantu dem ba ca case de santé bi leen waa GCO sampal ci gox bi. donc Ibrahima ñu gis ni bërëb bi mel fekk fi ay ñax ay xaaxaam ay xar robinet bi sax daanaka baaxul fi ndox bi di génnee jéggi na dayoo te ñu ne fii mooy seen case de santé. alors là ñu weddi gis bokku ci lii depuis 2016 2017 déjà yi pare woon na defoon nañ tabaxoon nañ seen affaire lii mooy case de santé bi population bi fi tox seeg léegi bientôt léegi ñu def fi 3 ans 4 ans wala 5 ans sax boobaak léegi ñu ngi nii case de santé su fekkee ni ay nit ñu ngi fi ay médecin bi ngi fi wala nit ñaa ngi ñu ngi leen di faj def naa ni lii doy na témoignage. mais est-ce que bi ñu ko defee ba léegi dafa mel ni mësta am médecin. parce que ni cadre bi mel c'est incroyable. non médecin moom xalaatuñu ko sax parce que gisuñu fi ñu tuddee ci aide infirmier waxuma la ak médecin. ah oui comment vous faites vous boo leen bëggee. ku fi feebar wala kii ñu dugal la ci sareet léegi sax heureusement xale yi góorgóorlu nañ ba ñi jàng nañ dawal mën nañ dawal oto yooyu ñoom la ñuy jaar gis nga rang-rang bi ñuy jaar bi ñuy ñëw ñooñ ku fi demul Daaru Fall si nekk nii taawoon lañ lay yóbbu wala Fass. léegi jigéen ñi nga xam te ne nii dañuy accoucher. ku accouchement à domicile lu si ak lépp lu si mën a xew xam ngeen les risques yi yaa si une femme boo xam ne su dee suivi sax kii grossesse am day dem Daaru Fall wala mu dem Tivaouane léegi imaginez ku fi accouchement bettoon noonu si jigéen
ban situation la nekk su fekkee ni am na kenn ku leen mën a xool gis ñu fi kenn yaa infirmier sax amu fi. Voilà et imaginez ñoo xam naa ne peut-être lii si pour jox la benn anecdote par rapport ak yi njëkk a def xam nga fii comme ni ñu defaree morgue fii village bi fële avant ñu taxaw lan lañ njëkk a defar seen cimetière lañ leen njëkk a tabaxalaat encore ba pare c'est comme si dañ leen yéene woon ñoom ñu dee ñu suul leen si beeñ yi ko xool leen bu baax su fekkee ni nañ dem ba ci cimetière yi fële ñu defaroon nañ gis ay suñu néew la ñuy sulli yóbbu leen foofu te ci yenn condition lañ leen sullee est-ce que waxtaan nañu njaboot di ba ñu kii loolu yëpp c'est des blasphèmes te pourtant GSO mi ngi koy def ci biir Sénégal nit ñi autorité toog le préfet yëg na ko le sous-préfet yëg na ko le maire de la commune aussi yëg na ko c'est une aberration on ne comprend pas dans un pays de droit dit de droit ñun ñi di ko dund te mun ñu fexe ba autorités yi taxawaay bi ci war vraiment c'est déplorable partie bi normal soo xoolee bu baax comme fii moom mooy case de santé bi certainement fii moom mooy fi nga xam ni peut-être infirmier chef de poste bi wala ICP bi fii la waroon nekk certainement mais xoolal ni ñu duggee si biir nga xool lan lañ fi réservé nga xool si biir imagine xoolee porte bi rek déjà porte bi rek ni mu mel moo lay wan nii lii amul toppatoo amul entretien xool ni porte bi yàqu lii dañ ko défoncé fii est-ce que ICP mos na fi dugg wala kenn mos fi ñëw rien fii. en tout cas bëri na yow. moom kay nañ ñaan yàlla def reportage ak jàmm te génn te ba dara duñ ko fi kii mais imagine. C'est vrai que case de santé. fii mbaam yi di nekk ak fas yeeg ak koy bu fekkee ne mooy case de santé bu waa J'avais vu ça, vous avez vu ça? am loo sax yoon booy jaar. lii fii moom mooy case de santé bi lii moom mooy comment ça se présente ñu ni defaral nañ ñu case de santé tout mun a am accès si dara depuis bi mu pareeg léegi mi ngi nii lii la ñuy gis donc voilà et un site délabré boo xam ne dara nekku fi comme ni nga ko constaté ay ñax ay pâturage xar bon ak ay bagages yoo xam ni fii lañ ko sànni teg léegi bon mi ngi nii daal lii daal loo waa Fort nii la ñuy dundee quoi. mais est-ce que waa GCO it yëg nañ ni mel ndax mën na am ni tabax nañ ñoom it ñu am jot bu rafet que ni yëf yaa ngi dox. non ñoom bis sax su ne fii la ñuy xëy ñoom ñoo ko defar fii la ñuy kii te buñ génnee fii dinaa la woon usine bi wan la lépp wan la seen lépp ñoom fii la ñuy xëy bis bu nekk xam nañ ko ñoom ñoo ko defar fii te bis bu nekk dañuy wax ak ñoom pour ñu defaral ñu ko mais faalewuñu sax am ñoo xamante ne bu ñu mujjee wax ak ñoom dañ ne yéen toxal nañ leen fii ba pare nañ ci yéen loolu lañ ñu tontu. ba ñu jugee ci case de santé bi dem nañu ci marché hebdomadaire bi ñu def ci village de Fouta li ñu fi fekk doy na waar ci dëkk bu nii dafa bëgg suqaliku ba teg fi li ñuy wax PSE di plan Sénégal émergent ci fàttali zircon bi ñuy exploité ci suufu Sénégal benn ponk la ci ñaar fukk ak juróom-ñaari projet phare yi tënk plan Sénégal émergent. gannaaw marché bi it dugg nañu ci école bi fii itam ñu fekk fii benn famille bu amagul kër nekk ci dëkkuwaayu enseignants yi waaye directeur bi di dalal xel. fii c'était prévu pour les enseignants mais deuxième village bu ñuy toxu si il s'est trouvé que am na ñeneen ñu nga xam ne amuñu logement bon ils sont venus nous expliquer la situation pour ñu loger leen foofu en attendant ñu trouver leen un autre logement quoi. waaw te comme que souvent man maa ngi déggoo ak ñoom wax neen ma ni ñu ngi ci d'ailleurs ces temps-ci dinañ leen commencer construire pour après ñu mën a
récupérer suñu logement quoi. mais enseignant bi nu ñëwee est-ce que ñoom ñëpp dinañ xaj fii ci bâtiment bii nii ñu def direction. Bon xam naa du yàgg bu ñu ñëwee aussi xam naa du yàgg on va essayer de trouver une solution en attendant ñi ñu tabaxal leen quoi. donc concrètement mën nañ xam GCO ñoom ci naka lañ leen di dimbalee fii ci biir école bi ngir jàngum xale yi gën a wéyoon. waaw xam nga déjà lii état la war ñoom ñu def ko rek donc c'est quelque chose ñoo tabax école bi équiper ko pour trouver un logement aux enseignants aussi c'est pas de leur ressort mais xam nañ ni c'est un intrant de qualité ça permettra aux enseignants de rester sur place pour ñu mën a def seen liggéey nu mu waree donc loolu bu ko defee ñu leen ci sant chaque année aussi il y a si ñoom une amicale des femmes de la GCO ñu nga xam ne ñooy dimbale élèves yi si ay fournitures waaw donc ñu ngi def lu ñu mën daal même bu fekkee des na. exploitation zircon bi ñu ngi ko tàmbali fii ci Diogo le 24 mars 2014 ressources yi ñuy extraire ci suufu Sénégal GCO ci train la koy def yóbbu ko port bu Ndakaaru ngir mu mën a àgg bitim réew ca Espagne Portugal France Chine Japon wala sax États-Unis ñu leen di wax ni ci ni ñu tënkee convention minière bu réewu Sénégal fay taxe ci wàllum import export wàcc na leen ndax dañu leen defaral li ñuy wax exonération. exonération bi lee tax ci jamono ji nga xam ni sénégalais yi 700 francs la ñuy jëndee litre carburant usine bi lee 250 francs rek la koy jëndee. pour ñi xamul zircon ab produit abrasif la bu ñuy defaree lu jëm ci wàllum nucléaire ak moteur yi nekk ci avion dañu koy utiliser it ci ay téléphone portable ci vitrine wala sax ci ay carreaux ndax éclat bi mu mën a indi ak ni mu ñemee tàngaay te njëgam ci marché biti réew takku na lool li ni mel tax waa Eramet di def ay milliards ci chiffre d'affaires. Ilménite Rutile Lecoqsen ingénieurs yi di leen woowee ay produits titanifères ci wàllum peinture plastique wala papier la ñu koy jëfandikoo. ministère gi ñu dénk wàllum mine xamle ni ci atum 2020 waa GCO produire nañu ci zircon 85 000 tonnes maanaam juróom-ñetti fukk ak juróomi junni tonnes ak 570 000 tonnes d'ilménite di ci kàllaamay koccu juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukki junni tonnes te entreprise française bi di Eramet mu ngi fii ak 25 ans di contrat bu nguuru Sénégal mën a renouveler waat ci at gi ñu nekk naam jeexagul GCO xamle ni jot naa produire 362 000 tonnes de sable minéralisé. ci jamono jooju dëkk bi am benn forage bu muy bokk ak benn village bu sës ci ñoom waral yenn saay askan bi di naan ndox bu mel nii. ci ngeen de ñun de ndox mii la ñuy naan ndox mi gisoo ba ñu GCO andi fii ba léegi ndox mii la ñuy naan ndox mi ni mu fanke nii te instant yi nii balaa ñoo mën a am ndox mi di dafa jot. askan bi di xamle ni waa GCO respecté wuñu seeni engagement ndax dañu ni woon tool bu ñu exploité ba pare dañu koy maasale réhabilité ko delloo ko borom gannaaw ndàmpaay bi ñu leen jox ci seeni kàddu ñu ñuy xamal ni benn hectare GCO 3 millions la ci def mu di lu néew juróomi at jàll gannaaw exploitation bi ñu gis ni am na tool yu ñu réhabilité ba mu jot a am ay darkase waaye ci ay xibaar yu ñu taataan xamal nañ ni direction eaux et forêts la ñuy jox tool yi te ren lañu koy tàmbali ci weeru décembre bi nu jëm waa eaux et forêts it woo nañu leen colonel Beydi Ba mi seen kilifa dëggal li ni mel yokkal ñu ni sax tool yooyu fi mu sampu domaine classé la depuis 1945 donc ñoom li ñu leen sas mooy jëlaat suuf si ci waa GCO waaye tudd nu benn yoon ni dañu ko delloo askan bi. nun wakkuñu woon loolu dañu wakkoon daañu leen jokaat seen suuf li nu bëgg mooy nañu nu jokaat sunu tool ñu jokaat nu sunu gent bu nu fu mëneen ñu liberté nu foofu ñu dëkk ñu jël sunuy tool ni ñu ko yoree woon ñuy liggéey gis nga te dañu waxoon bu ñu fi nekkee ci usine bi mu sampa dañuy def ay samburdi boo xamante ni dañu fiy former xale yi ñuy liggéey
bu ñu leen formé ñu dugg ci usine bi di liggéey gis nga li ñu leen commencé woon formé sëñ la ñu neen fale gis nga fii su ma yeboo ma ne la bu dee téeméeri nit la jëlulu ñu ci lu ëpp benn nit te boobu nit ñaari weer ngay liggéey ñu dakka la roose woo liggéeyoo te dañu tasaari kër gi de dañuy fekk fii benn famille boo xamante ne ñoo féete woo seen baay jur leen ñu féete woo benn it bu ñu yekkee ndab ñooy bokk ñu jël leen tasaar leen. li koy firndeel di seen benn jigéen bu tudd Aminata Ba bokk ci ñi nga xam ni amaguñu kër daa mujj dellu ci dëkku maamam ay kilomètres dox diggante mag fi nu sanc bees village bu Fouta. toj ngeen sama kër di jokk leen ma kër damay njaboot sama jëkkër bi daa gaañu sama doom yi dañuy new doole man itam ne damay nekk jigéen wax dëggam yàlla lii métti na ma lool. ñu di ay journaliste professionnel waral ñu woo waa GCO ngir ñu àddu ci lii gannaaw ay tentative yu bëri ci lu tollu ñaari ayu bés jot nañoo jokkoo ak ñoom. Mandière Fall mi di chef département environnement ci GCO di ñu xamal ni pour des raisons de sécurité tool yi nga xam ne juróomi téeméeri mètre moo dox digganteem ak mine bi dañu leen a yëkkati mu ñuy xamal ni bërëb boobee domaine forestier classé la tënku ci loi numéro 7666 du 2 juillet 1976 mu dolli ni ñoom malgré décret bi tax ñi am concession ngir exploiter zircon bi ci diwaanu Diogo dañoo dem ci jëwriñ gi ngànk alam gi ngir am autorisation d'occupation ci noonu bu ñu paree dañu koy delloo waa Eaux et Forêts laaj sampu ni lu tax ca ndorteel ba ñu gëmloo woon askan bi ni dañu leen di delloo seeni tool bu ñu paree seen liggéey am na ñu wax ni bi ñu leen di toxal tool yu ñu waxoon ni dañu leen koy defal ci dëkkuwaay yu bees yi ba léegi ni mu jul fenn. lu jëm ci wàllum case de santé bi ak anam yu ñu ko fekkee waa GCO ci kàddu yi Ibrahima Diop mi yor projet de réinstallation bi di ñu xamal ni ñoom tabax la ñu mën waaye lépp lu jëm ci wàllum matériel ak docteur yi askan bi soxla ci ndoddu nguuru Sénégal la tegu. am na ñoo xam ne si yaakaar naa ne lii lijjanti lii mooy seen liggéey noonu ñëw gisee ak noonu bu ñu ñëwee. ñu toog ñu waxtaan ak ñoom ñu li ñu dund ñun ñoo xam. mbugal bi ñu nu dugal fii bu ñu nu mënoon delloo ci suñu cosaan gee ñu liberté fa ku bëgg def kër nga def fa kër nun moo nu gënal lépp lu nu am ñu joxaat nu suñu tool yi. boo waxee ñu ne la état moo nu yebal état moo nuy defloo lii moo fi am Macky Sall bu nu mënee gëstu population yi foot ak nu mu leen gaaw a kettali na leen kettali. ñii di waa GCO bu nu jugee Diogo dañuy wëyal Lompoul di ab désert bu nekk ci diggante Dakar ak Saint-Louis superficie wam tollu ci 18 kilomètres carrés. projet bile naka tàmbali ci atum 2023 indi xaat ay njàkkare ci askan bi miy laaj ndax du indi ay njeexital ci alam gi ci fàttali ba ñuy xaatim accord yi tënk exploitation zircon ci Diogo kii di Jean Timothée Maty bu direction des mines et de la géologie neewoon na ci ab réunion comité technique bi gàlloo woon wàllum saytu bi les projets ni yoon wi nu jaar ngir amal étude environnementale bi tey na xel te it ci diwaanu Diogo képp la étude bi yam beneen laaj samp itam ci wàllum koom ndax Lompoul zone d'attraction touristique la te dañu fay amal sax ay festival ci wàllum aada ak cosaan ci jamono jooju fee ca Niafran nekk ca Casamance ci département bu Bignona askan bi xaajaloo gannaaw zircon ba fa société australienne bi di Astron di jël di yóbbu bitim réew te ci fàttali waa MFDC di mouvement des forces démocratiques de Casamance artu woon nañu nguur gi ci li ni mel laaj bi mooy ndax jafe-jafe bi waa Fouta di dund mooy xaar waa Lompoul ci atum 2023 ak waa Niafran mi nga xam ni dañoo taxaw temm ni seen suuf kenn du ko exploité.